dem na papa. ndeysaan waaw Montpellier la. waaw ñoom Sambay Ñang maa ngi lay nuyu Montpellier. ayca jëlal ki nekk ñoom Ndeye Aram ñoom Cheikh Ñang Diouf. salaamaaleykum. allo. allo asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ñu ngi leen nuyu yéen ñëpp di leen jàpp. fooy wootee sëñ bi. allo. allo. xëccoo bi doonoo allo dafa dem papa ñu jox la nga jël téléspectateur bi mujj ci bis bi. bi mujj ah waaye yàlla na doon ku nekk fii bokk ku nekk Europe ba ma laaj ko allo na ñëw Bakary. ayca 88 628 89 90 88 628 28 28 00 221 33 841 20 69 bu ñu amee kenn laata ñuy tëj dem ba incha allah mercredi papa à partir de 23h ça serait bien. allo comme ça ñu daal di yëkkati beneen thème. Bakary Banora allo. 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 waaw. waaw sëñ bi na nga def. waaw alhamdulilah. ah yaa ngi ci jàmm. waaw. fooy wootee. man ci gis-gisu laa bëgg woote de. ah waaw soxna si. waaw yaa ngi ci émission bi soxna si. maa ngi ci émission bi. waaw yaa ngi ci biir. waaw man Scandinavie laa nekkoon am naa fa 34 ans. ah mais dama dégg ku wax ci affaire Scandinavie bi di wax papa ak yaay ak doom yu def taatu neen di def soona. waaw mais kooku mu dem foofu ba gis loolu mais du loo xam ne dëkk ba dañ ko fay wane wala ku fa bëggul dem da nga fay dem. soo demee fu ñuy defee yooyu te bokkuloo ca yooyu yaa dem pour gis ko. waaw en plus di wax na loo xam ne aussi ànd naa ci parce que man yar naa fa sama ay doom. waaw ba ku ci ne sëy nga ba am sa ay doom. waaw mais ñoom léegi la ñu am problème ci seen doom ci ñoom mais man mosuma am ak ñoom problème. waaw waaw. jamono moo soppeeku. te aussi immigré yi ni ñu leen di boolee fu ñu dëkk gisuloo benn doomu tubaab boo xam ne day ànd ak xale yi gan yi di def ay criminalité wala def leneen doomu tubaab yi duñ ko def. waaw waaw doomu gan yi rek suñu doom yi rek ngay dégg ci yooyu. wallaahi. parce que ci bare seen papa yi xale yu bare seen papa yi dañ leen bàyyi dem. waaw. papa yi am nañ ci défaut bu mag. bu mag famille yoo gis wi di seen papa abandonné. abandonné wala bu fa nekkee di wax jigéen ji mooy ngi def kër ga di wax. dëgg la. bu ko defee sa doom bu wàccee doo ko toppatoo yaa ngi ci liggéey bi ngay liggéey doo xool xale bi li waa ji wax léegi. doo contrôler lu mu yeddoo doo waxtaan ak moom mu am ay xarit tout le temps yaa ngi bëgg bàyyi sa doom mu débarrassé wu dem fooy. waaw loolu aussi erreur boo xam ne ñun ñoo koy def. waaw parce que sa doom ñu ngi koy bàyyi muy àndal da nga war a xam ñan lay àndal ñan lay nekkal. actuellement nii man maa ngi am problème boobu maa ngi am sama benn sët boo xam ne man maam bu man yar laa parce que man indil nañ ma ko maa ngi ko téye actuellement pour bëgg mu bàyyi àndandoo yu bon yi mu nekkal. waaw. kon defa bi dañu war a bàyyi naan tubaab ñoo ñu yàqal tubaab bi defuñu dara. ñun ñii immigré 34 ans laa fa def lu leer laa la wax dama ñibbi si léegi rek ñëw mais bu suñu doom yi dëngee lu ci tubaab ñun ñii la. waaw parce que boo waxee sa doom fii nga bokk nii nga war a mel. kooku moom doon benn problème. ñun ñii ñu am problème. ayca jërëjëf. je pense que la résumé yërëmal kenn kii bi dimbali ma rek. moom la ñu doon waxtaanee tey papa. dimbali ma rek kii su kenn jàllee ndax xam nga kii li mu la wax. 34 ans moom la fa def. waaw jël ko balaa temps bi di jël. d'accord asalaamaaleykum. allo. allo asalaamaaleykum. aleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi yaa ngi ci gis-gis. waaw ma te woon sànq mu dagg. waaw. maa doon wax naan xale yi Sénégal ku ci jege mag wala dara bu ñuy waxtaan dañ lay dàq. waaw. waaw mais yaru xale yi daal moom ni mu jafee Sénégal noonu la jafee fii en Europe. waaw te tamit ñi nga xam ne nii parents. waaw dañoo am yar bu baax. avant ñu fi ñëw. waaw. ñi ngi fi juddu di fi yaroo di fi màgge di def lépp te du yàq dara ci seen culture duñ perdre seen identité. dëgg la ñoom da nga koo téye. waaw nit daal bu perdre identité fii en Europe. du ci moom xale bi du ci tubaab bi ci ay parents la ay waajuram ci seen bopp. ba tey nangu naa loolu. waaw ñooy def lépp ba seen doom du jege seen culture seen doom du xam seen culture seen doom du xam dara ca fañ jóge. dëgg la nangu naa ko. parce que ay xale ngi fi ñoo xam ni teg naa ci sama bët ñoo xam ne ni fi lañ juddoo yaroo fi. waaw. mais xale bi nekk Sénégal yóbbulu leen dara parce que dañuy jàng alxuraan ba. jàng alxuraan. ndeysaan ayca kontaan nañu papa moo nekkoon téléspectateur bi. waaw waaw su tey bi
dimanche la ñu nekk on a démarré à 22h. bu ñu demee ba côté 1h du matin war nañoo war a mën a bàyyi antenne bi parce que dañoo téye ay nit aussi ñoo xam ne dañoo war di liggéey ñoom tamit. waaw mais ñu ngi leen di jëriñ doon war a liggéey waaye ñu ngi leen di jëriñ. dëgg la mais suba il faut ñu dem jëriñ ña leen jël fa ñuy liggéey ca place ba. waaw d'accord ñu jëriñ ña leen. mais xam nga wax na loo xam ne bàyyi ma waaw allez-y d'accord voilà Sophie ñu ngi lay bàyyi nga joxe sa dernier mot ban solution ngi gis ci lu gàtt moins d'une minute s'il vous plaît ku ci nekk ban solution ngeen gis lu ñu mën a adopté par rapport ak problème mu xale immigré yi. waaw ouverture moom foofu mu am. parce que àdduna bi imposé nañu ko ba pare. da ngay gis culture yu nekk tey da nga koy découvrir ndax boo tukkiwul sax sa doom dina tukki tey da ngay toog Sénégal jur doom mu dem voyager donc il faut que d'abord ñu mën a accepter li baax ci ñeneen ñi. ça c'est une chose parce que li ngeen film yëpp am na Sénégal yéen a ko xam ngeen baal ma da ngay lu mel ni pornographie boo demee Europe dañuy def moins de tel xale yi duñ ci sax am accès ñu ñëw ba suñu réew xale yi ñoo koy dund donc dama bëgg ne lu bëri ñu ngi koy commencé gis ci suñu réew am na yeneen yoo leen fi dem yoo xam ne nit ñi ñu ngi koy dund fii mais tey culturellement religieusement c'est pas accepté mais tey doo leen ci teg seen bët ñett points yi rek laa bëggoon parce que loi yi ñu wax ne day protéger xale yi tey bu doon suñu sago mu am fii te ñu appliqué ko li tax ma lay limal ñaar mooy dinañ ne yan loi wu tubaab Sophie Gueye dafa ne nañ kii droit à l'éducation dëkk bu xale yi amul xam-xam amul importance ñii ni dañuy jàng xam-xam moo xam ñi dañuy dem kii ci chrétien yi ñi dañuy dem daara ñi dañuy dem école droit à la santé dama koy xeex taalibe dañu war a faju xale yëpp faju comprendre nga maanaam ay droit la yoo xam ne dafa dajaloo Europe xale yi am ko war ko am fii parce que il faudra un environnement sain d'abord pour une bonne éducation boo xam ne xale yi dinañ mën a jël seeni culture yu baax ci fi ñu jóge jël culture yu baax ca fa ñu ne enfin pour ñu mën a defar un monde parce que xale yooyu tey ñoom ñooy doon magu ëllëg il faut d'un tout pour faire un monde ak ouverture bu mag ndax léegi da ngay juddoo Sénégal màggee fi yaroo fi nekk fin fond Sénégal jur doom mu nekk fin fond France di fa liggéey wala leneen donc brassage culturel boobu ci côté bu positif bi dina ci baax di ñaanal yàlla sutura immigré yi bu baax ngir yàlla teg loxo ci seen njaboot. voilà. oh non mais li ñuy wax rek mooy di leen wax ni en général ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk immigré yi que suñum réew ak ñu yor suñuy bànqaas ñu leen di dimbali toppatoo leen lii Sophie wax léegi moo ci mujj li ci des wàllum loi la ñun amuñu ci accès. yeneen ni ci des problème mu programme la parce que tey gis-gis tey ni mu ñëwee mën a dimbali ñi nekk fële parce que dañuy dund stress liggéey ñëw wàcc nekk dëkk bu ñu bokkul tey cette émission dina leen permettre à ce que ñu am lu ñu dund mën a xoolaat li xew fii genre yu mel noonu aussi di leen ci encourager ñi nga xam ne ñooy def télé et c'est un très grand plaisir participer ci gis-gis parce que daf may neex ma gis émission boo xam ni il y a l'éthique du désaccord gars yi duñu d'accord mais ñu ngi ànd et c'était un très grand plaisir je le dis je suivais Sophie très loin ci li mu doon def ci xale moom ak Nafi Gueye ak Gaël Mbaye ak ñoom Anta Dieng Marème Soda c'est des jeunes yoo xam ne ay modèle lañu xaaruñu kenn volontariat la ñu démarré donc pour man c'était un plaisir Prospère nangu nañu sa xam-xam père nañ ko ñaanal yàlla mooy ko dal ak muñ mais nit ku baax la incha allah. jërëjëf kontaan nañu am mais ñaanal lu ma gudd fan. da ngay gudd fan incha allah dal ak muñ la ñaan mais ñaanal lu ma gudd fan. da ngay gudd fan bu baax dal ak muñ. yoo xam ne lu ma gën a dem di gën a naqari deret. waaw man maa nar a sonn rek ñaan da ngay xam sëñ Modou Abi Mbacké lu ko waay di ñaan lu nekk na ko xam ndax la mooy kay dal ak muñ déedéet fi mu ne mënatuma dal. d'accord amiin waaw gudd fan nga may ñaanal. voilà non. c'est bon bàyyi sedd rek. voilà d'après li ma ko waxee àddina xam na ne daanu. waaw loo gën a màggee gën a naqari deret. dëgg la papa. surtout magu murid. dëgg la magu murid day naqari deret. lii dañuy jaajëfal Abou par rapport ak résumé bi mu def sànq il a fait le tour du monde kenn ku ci nekk par rapport ak culture bi nga am fu ne fenn fu ci nekk ak la fa xew mais benn point en commun bi ñu am moom mooy éducation ce qui veut dire que ni l'éducation est une affaire de tous léegi nag problème bi moom mooy kenn ku ci nekk sa dëkk la fa xew dana la indil ay gàllankoor waaye li ci am solo mooy nga fexe ba njaboot ga fa nekk nañ leen yar ba bu gàllankoor yi ñëwee dina nekk loo xamante ne xëy na danañ ca jaar waaye du am lu bëri lu mu yàq ndax booy xool ci suñu réew ni ñu ko fi waxee tey Sénégal toll na foo xamante ne xëy na la nit daan tiit bitim réew tey ñun ñi ñoo leen gën a tiit ndax li suñuy doom di def te problème bi moom mooy dañuy dem bay wër naan fan lañ ko jàngee ndax ñooñee gisuñu seeni doom di ko def léegi nag ñun suñu problème mooy fan la ñu jàngee loolu xam nga ci période confinement bi dañu def benn sondage et on a découvert que ni au Sénégal fii nii ci période confinement bi li ñu gën a seetaan moom mooy ay sites pornographiques ñan ñoo ko doon seetaan ay doomu Sénégal léegi loolu kan nga ciy condamné
donc ce qui veut dire que ni am na loo xamante ne rëcc nañu mooy ñun ña ngay wër di xool la am fële ak ña la rëcc ña ne fële ba ñun am loo xamante ne mu ngi ñuy rëcc kon nag nañu delluwaat ñu concentré ñun ci lii ñu am fii te xam ne ñun aussi tamit am na warugal bu rëy bu ñuy xaar di jaajëfal aussi tamit ay nit yoo xam ne dañuy topp di ñu seetaan ku ci mel ni maman Yaadi moom ñu ngi koy nuyu bu baax mu ngi depuis Yoff Laayeen di ko ziar ak aussi maman Nene Kome ak soxna Jaxeer Ndaw depuis Touba Darou Salaam fële nga xam ne moom mooy Kër Massar. kontaan nañ bu baax a baax Baye Ndiémé Ndiémé Samba. oui madame Diallo. xanaa di wax rek ne parent bu nekk dama jàpp ne ñi la yàlla dénk sas la ci yow. ndax su la say waajur yow tegee ci martaba boo xam ne xam nga fi nga jógee xam nga fi nga toll xam nga fi nga jëm am nga loo jaamoo sa borom pour man bor la boo ameel say doom te nag lu àdduna gën a dox défi yi gën a bëri parents yi war ko relever. musique de fond bii ñoom Bakary teg. waaw kii moom bokk na ci ñi nga xam ne àdduna yàlla deful leen xéewal ñu dem installé wu bitim réew. ba muy bu demee dox la muy dox. bu ñibbisi jotee mu ñibbisi li mu amit fii la ko investir yaa ngi dégg kon moom buñ ko defee musique de fond ci feewu émission bu mel nii dama loolu lu may rafetlu la. ay ci kontaan nañu bu baax a baax Prospère Gueye jërëjëf papa boo tënkee ma jël ñu dem ba beneen incha allah ay ci ñu bàyyi la. waaw jërëjëf Sophia di leen fàttali rek dafa am ku ma inspiré koo xam ne damaa jooy nee na gune yi ña sant Diop newatul leen fan la Diop di jóge ña sant Fall néewatul leen Faal ji fan la jóge ak lan nanu woon ci réew mi ña sant Njaay ña sant Juuf ña dëkk Siin Saalum Jolof Kajoor Njàmbur kenn waxatu leen fan dëkk ndax amatuñ ko. dëgg la waaw mi ngi en voie de disparition repère en voie de disparition seen papa ya nekk Europe nam nanu Sénégal ba nga xam ne am na ci ñoo xam ne jigéen bi nu jële woon fii am ak ñoom ak njaboot ba nga xam ne seeni wen daanu na kooku fii mu ne actuellement jalax nañ ko muy ak njabootam toppatootuñ ko toppatootuñu seenu njaboot léegi benn xale na ni lagg-laggal fii ci Ndakaaru takk fi ab ñaareel bu baax boo xam ne muy photo di leen envoyé di def ay vidéo di leen envoyé léegi-léegi nu xataraayu jóge Europe daal di ñëw bàyyi fa coow lu rëy ndax maire ba du bëgg nu bàyyi ko foofa ñu ñëw ndax maire bi su ñëwee dina xam lu muy nekkee fii dinañ def 6 mois ba seen congé jeex ba dootu ñu leen gis gune yi nekk te la leen neex waaw le bonheur des uns fait le malheur des autres yaa ngi fii ci seet bi te xamoo ne yaa ngeeg loo xam ne moo gën seet bi dàq ko muy sa doom yi nga xam ne ñoo nekk Europe nga xam ne koo ci encadré mu am doctorat wala mu am maîtrise am wala mu am agrégation ëllëg mën na laa jural leneen ci këru adduna nga encadré ko rek lekk ko defar dafa metti lekk ko rek defar dafa metti lu mu neex la nga perte mënatoo koo dab mais nga ne da ngay takk ab séet ëlbati ko takk ko Ndakaaru daw di ñëw sa kër yi ngay baagante di ñëw te kat li nga koy takkee sa allocation familiale doom ya nekk foofu ak lan ndaw say liggéey lan la cay fay ak la nga am moom nga ñëw di ko takkee fii ci Ndakaaru moom nga koy defee di ci takk ab séet di ko defar defar ba mbaax waaw solution bi moom mooy su fekkente ne nangu leen a dellu ginnaaw jublu ci gune yi yar leen carrément yar leen ndax nag li ndaw si wax dëgg la soo ëlbati ko damm samedi joor di wàcc heure di tëdd heure di dégg heure ci kër gi di leen jàngal damm seen ndijoor ci ñoom noo mën a def àlla kulli yàlla faaw dinañ tekki dara le bienfaisant n'est jamais perdant mais soo demee ba nga xam ne délaissé wu nga bàyyi nga leen war nga leen ginnaaw léegi talatoo ko adduna day nee nañu alxuraan am na fulla joo xam ne noo ko def mu def la ni soo ko abandonné mu abandonné la soo ko jàppee mu jàpp la soo dee nafar bis bu nekk doo juum moo tax nu ne mbërum làmb mu dul contact rappeur bu dul répété ak afisul xuraan boo xam ne du nafar nee nañu du ñu jóg ci daanu bee boo ne ko xool baax ñii nag maa ngi leen di gërëm baax leen nuyu waaw ay Awa Samb sama doom la depuis Genève maa ngi koy nuyu bu baax Fatoumata Gueye Grenoble maa ngi koy nuyu bu baax di ko gërëm di ko sant ay madame Lopez depuis France ay Saasi Fall bu tonton El Hadji Ngayta kooku mi ngi depuis les États-Unis d'Amérique ay Margot Diop depuis les États-Unis d'Amérique ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu ay As Gueye depuis France dégg nga
ñoom ñëpp maa ngi leen nuyu di leen gërëm di leen sant. d'accord papa gërëm nañu dégg ngeen nag defee nan ma xas nan ma nee nañu France génn guddi laa ko fanaan. dinaa ñëw France su soobee yàlla. dama ne lan lay tooñee dama ne lay tooñ rek ñi dañ lay tooñ rek danoo xamul rek baal leen préparé leen baal leen ay ca papa kontaan nañ su fekkee merci beaucoup Abou ce fut un plaisir Aminata merci beaucoup Prosper Dieye on remercie bu baax a baax balaa muy yëkkati day xaar ma pare ok on remercie bu baax a baax Mor Dramé gérant MD Collection moom moo fi jaar moo jaar ci sama habillement 77 642 15 86 merci beaucoup frère yow mu ñu ngi bëgg a yàgg kontaan nañu bu baax a baax merci beaucoup Mouna Air merci maman pour le maquillage mise en beauté bi ñoom la salon Louise Adjandi merci beaucoup à vous on se retrouve si tout va bien mu ngi si jàmm bu baax a baax mi ngi ci jàmm moom moo comme d'habitude moom moo defar sama bopp merci beaucoup on se retrouve mercredi di bàyyi xel enfant yi nga xam ne mi ngi ci jàmm bu baax a baax maman Mbaye ñi nga xam ne ñi ngi extérieur comme au Sénégal xale yi dañ leen war a yar bi nag mooy li nekk ci yow yàlla def ko ci yow ak say waajur nga def ko ci moom comme ça chaîne bi mën a continuer bu rompre fenn rek li ci des day compliqué am na ci ñoo xam ne bañu ñu yar seen i doom fa ñu nekk mais dañu amul bagage bu ñu leen jaree de ce fait dafa nekk culture ba fa nekk te ñoom ñu xam ko ci loolu la ñuy sukkandiku pour yar seen i doom parce que ñoom ci seen bopp amuñu repère ci culture bi nga xam ne foofu lañ nekk foofu lañ jógee parce que quitté nañ fi très tôt yaanaa yoo xam ne jóge nañ fi avant 18 ans am na ñoo xam ne jóge nañ fi très très petit 5 ans 6 ans ñu yóbbu leen à l'extérieur kooku lu mu nekk sénégalais nekk sénégalais am na yoo xam ne Sénégal daf ko fi c'est très 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 normal parce que xamu fi loo xamul tamit mënoo koo digle nañu waxante dëgg donc on se retrouve inchallah mercredi à partir de 23h d'ici là portez-vous bien gardez la pêche